jàng peer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Mbokk auditeurs yi yéen a ngi déglu seen émission l'info autrement tey ji nag di mardi le 4 janvier 2022 ñu ànd ak mbégte bu rëy ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu sénégalais yi fépp fu ñu mën a nekk ci àdduna bi ñi dëkk ak ñun fii ci Amérique ñi nekk Europe ñi nekk Afrique ñi nekk Australie Océanie ñi nekk Asie ñëpp ñu ngi leen di nuyu ndax fu ne la ñuy dégloo di sant sunu borom bu baax a baax bi ñu delloo ci beneen émission fas yéene leen faram fàcceel les faits saillants de l'actualité nationale et internationale di leen baalu àq comme ni ñu koy defee saa su ne jot nañu email yi jot nañu message yi ci WhatsApp bi ci Facebook yi jot nañu coup de fil yi aussi bu fekkee ne yëpp mënuñu ko wuyu di apprécier ku ci nekk appréciation bu mu am ci rajo bi ni muy doxee surtout changement de programme bi félicitations yiñ ci jot ak yëpp vraiment ak wax yu rafet yi mu àndal yëpp ñu ngi leen ciy gërëm di leen sant tey ñaan yàlla ñaan yi ngeen ñaan yëpp yàlla na ko sunu boroom mottali di gërëm aussi xale yi nga xamante ne ñoom ñoo ànd ak ñun di fas yéene dox ci yoon yu yees wii ñu teg fas yéene liggéey ci mbirum média muy équipe bi nga xam ne moo nekk Kaolack leen sant bu baax ñoom ñëpp ku lim juum mais importance bu am solo la ñu am ci programme yi ñu teg di rappeler mbokku auditeurs yi que ni bu ngeen yeewootee moo xam Europe ngeen nekk wala ngeen nekk Sénégal am ngeen opportunité déglu la vraie information venant des professionnels ñu defal leen revue de presse mais aussi interpréter leen l'information et les faits saillants du jour à partir de 8 heures heure Sénégal 8 heures du matin def naa boo nekkee France wala Europe wala Italie c'est à 9 heures waaw di ngeen déglu seen programme bi à 13h30 aussi dinañ def li nga xamante ne en direct moom moo di beneen journal xibaar yi te du sama programme rek moo fi nekk c'est vrai que ni programme bu yàgg la macha allah bu may def moo xam en toute objectivité la moo xam voix des jeunes la moo xam l'info autrement nag moo mujj ci émission yi yàlla xam na ko moo ci mujj ci yi may animé bokk moo ci mujj ndax moom juróom-ñetteelu atam lay dugg nii waaw juróom-ñetteelu atam lay dugg waaye am na ñaari at ak yu teg yoo xamante ne defuñu ko woon mu dem ba mujj doon émission phare ñëpp ràññee ko ñu ciy dalal ku ne macha allah di ci waxtaan di ci interpréter l'information di ci interpréter surtout l'information en cours mooy information boo xamante ne jeexagul kenn xamagul fan la jëm léeg-léeg ñu wax ci ay tegtal mu am léeg-léeg ñu def ci ay tegtal du am ndax politique moo tëradi mbirum social moo tëradi waaye li nga xamante ne moom la américain di wax the bottom line mooy maanaam li nga xamante ne moo xew te doon
sujet bi ci gën a rëy wala bi ci gën a am solo maanaam li ëpp maanaa ci mbir mi moom alhamdulilah duñu ko rate te loolu rek moo tax ñuy waxtaan ci géopolitique loolu rek moo tax ñuy waxtaan ci politique gu Afrique loolu rek moo tax ñuy waxtaan ci sunu interaction ak l'Occident loolu moo tax ñuy waxtaan ngir consolider le déjà acquis ci sunu biir ñun li nga xamante ne am nañ ko te foo dem ci àdduna jafe na nga gis ko ñu ciy waxtaan ngir téye ko bañ koo ñàkk ndax li ñu ñàkk bari na ci réew mi li ñu ñàkk bari na léegi nag li nga xamante ne moo fi des ñu war koo ñiitaatu parce que au moins dina am loo xamante ne li dinañu ko apporter ndax sunu nekkin mën a améliorer wu ndax dafa metti ci ñun ci sunu réew yi nu nekk ba pare nag bëgg a metti bu nu génnee bitim réew donc li nga xamante ne c'est le déjà acquis da nga war a liggéey ngir téye ko te li tax ñu war cee liggéey ñun ñëpp ngir téye ko mooy sunu doom yi ëllëg ndax am na ñoo xamante ne li ñu jàpp te ñu doon sunu ay compétition parce que li nit ñi mën a comprendre ci àdduna bi mooy c'est une compétition entre des êtres différents ñoo bokk benn race c'est la race humaine waaye bokkuñu couleur bokkuñu culture bokkuñu civilisation bokkuñu ay kàllaama bokkuñu réaction yi ni am bu ñu jàkkaarloog opportunité loolu moo waral li nga am da nga koy xam ba pare nga jéem a fexe téye ko ñun nag dañoo am tendance li nga xamante ne moom la ñu am dañu ko fay bàyyi defe ne comme que am nañu ko ba pare dootuñu ko ñàkk alors que ñeneen ñi nga xamante ne sunu ay compétition la ñu ngi liggéey ci suuf pour ñun li ñu am ñu ñàkk ko ñoom ñu jox ñu ñoom ni ñuy dundee moo ma yóbbuwaat ci cadre de vie bi du ma ko bàyyi cadre de vie bi mooy liy def la différence lii tax nit ki lay liggéeyal nga respecter sacrifice bu muy def pour yow ki nga xam ne budul woon ak yow doo exister kooku mooy yàlla waaye yàlla dalay booleeg ay nit pour que ngeen di interact ku ci nekk apprécier sa morom li muy def pour que yow nga continuer di exister en paix ànd ak xel mu dal ndax nga mën a jaamu yàlla bu ñu nangu ndax nga mën a tuub ñu nangu ko boo ko defulee nga nekk ci éternelle perturbation éternelle gestu maanaam di gestu di xool sa ginnaaw ndax yaa ngi ci sécurité bu yàggee fi nga jëm doo fa gaaw a yegg te ñun ci loolu la ñu nekk nag mooy maanaam li nu am nga xamante ne tukulóor beeg séeréer bi dañuy tooñante ndax seen maam yi dañ daan rayante dama la bëgg a indil loo xamante ne dañu koo am ba pare xeeb ko dañ koo am ba pare di ko foowee dañ koo am ba pare defe ne yëfu caaxaan la te fekk amul fenn séeréer si ak tukulóor yi seen maam dañ doon rayante ku ci nekk ne nga sa maam moo doon duma sa moroomu maam bee diggante tukulóor ak séeréer yi même bu fekkee histoire am na lu mu wax am na lu ñu ci jàng tubaab yi moo leen daan jox ay armes ñuy rayante ñii doon jullit ñii doonuñu ay jullit waaye tubaab bi moo leen doon ëffal comme tey waxoon naa ci semaine passée comme tey ni ñu ñuy jaxasee di nekk suñu ginnaaw parti politique yi di fa investir pour bu ëllëgee bu parti boobu jëlee réew mi mën leen a jox ñoom it ay dogote ci ressources yi nga xamante ne moom la réew mi am investissement la adduna bi lépp investissement la wallaay
tubaab yi ñoom surtout ci tubaab yi seen lépp investissement la te yàkkamti wunu surtout boo nekkee ci pays pauvre nga xam ne da nga xiif daf lay gete en permanence duñu la yàkkamti ndax ci li nga soxla rek ci la ñuy jaar ba mën a am li ñu bëgg donc ñoom duñu la yàkkamti ñuy ñëw ni ñu ñëwee di investir ci parti politique yi ni ñu ñëwee di utiliser sénégalais yi ngir acquérir des terres ci sunu réew yi nga xam ne tool yëpp jënd nañ ko di ci bay loo xam ne bu ñu ko bayee ba paye ñun duñu ko xencu ñeex ñu teg ko ci ay gaal yóbbu moo xam xeetu fruit la yoo xamante ne mosuñu yaakaar ne dina sax ci sunu suuf si mu ngi fii sax moo tax boo yàggee browse ci biir réseaux sociaux yi di nga dem bay gis yi ñuy bay biir Sénégal nga yaakaaroon ne lu dul sax ca réew ma la te mu ngi fay sax du ngeen ko xeeñcu ñeex muy dem ni ñuy ñëwee di jaar ci ay sénégalais di installer ay business ca réew ma di am profit di fay taxe yu gën a minime ci réew mi ba pare jël xaalis bi yóbbul ko bitim réew ñoom yàkkamti wunu ndax ñun dañoo nekk état pauvre noonu nag la ñu doon def tamit ci sunu maam yi di jaxase séeréer seeg tukulóor si ñu dem ba yàlla dimbali ñu olof njaay wala nga ne olof jóob indi benn formule sociale boo xamante ne léegi tukulóor yi ak séeréer si dañuy tooñante ba nga xamante ne bu ñu nekkoon sax ci benn tension bu ku nekk xamee sa morom ni nga sant rek affaire bi d'escalade wàcc yéegoon ca kaw jóge ci suuf wàcc ay ree lay mujjee mu dem ba ci biir ethnie yi dañu koy defante wolof ak ci biir olof yi njaayeen yeeg njóobeen yi waaw dem ci biir alpulaar yi ñi sant ba ak ñi sant saw ak ñi sant ka ak yeneeni sant yi ñu dem ba ñoom seen biir ñu créer ay kalante nga xam ne loolu yëpp c'est pour créer benn formule boo xamante ne nit ñi maanaam dañuy wàcce seeni tension ngir nekk benn loolu ñu am noonu réew yu mu am bëriwul de réew yu mu am bëriwul du ma ne amul feneen parce que xëy na gisaguma ko waaye réew yu mu am boog bëriwul loolu nga xam ne nag def nañu ko ba ci à travers sant yi ñu créé fa ay cousinage à plaisanterie ba nga xamante ne léegi jàmm la andi ci sunu réew mi bu ñu ko politique yàqal politique waruñu koo yàqal politique wala recherche profit boo xamante ne profit bi ngay wut yépp pour jox ko Occident la wala dénk ko Occident mu ciy liggéey di ci tabax ay hôpitaux di ci def ay recherche sur des maladies yoo xamante ne ñun bu ñu demee hôpital du nu faj ndax dañuy laaj 5000 wala du ñu la jël yooyu yëpp ay waxtaan la yoo xam ne def nañ ko fi semaine passée sax def nañ ko fi loolu bu ñu ko politique jaral ndax ñun bëriwunu ni ma koy waxee ni may amee habitude di ko wax bëriwunu nous sommes une minorité par rapport ak yeneen population yi nga xamante ne sax ñoo nekk au niveau de l'Afrique ñu ngi koy bëgg a yàq parce que politique bi li ko tax a jóg mooy gérer la cité mooy ay nit ñoo xamante ne yàlla daf leen a dimbali réew mi defal leen formation ba ñu doon vraiment ay cadre te loolu la war a doon li mu war a doon nag laay waxuma li mu doon ci moment bi ñu toll nii ñu doon ay cadre mënal seen bopp vraiment dem ba toll benn niveau boo xamante ne war nañu mën a représenter Sénégal ci défendre intérêt Sénégal face aux autres nations war a fexe ba état Sénégal am alal am ay biens au niveau du pays mais au niveau de l'extérieur comme ni nga xamee ne Amérique noonu lay wutee ay biens ci biir dëkku nit ñi état noonu lay def état dafay fexe ba non seulement ci biir réewam mu am ay biens maa ngi ko fi doon wax ci waxtaan yi la ñu génn
pour concurrencer ay business wala ay association yoo xamante ne ñoom mën nañu leen a yàqal ñoom dañuy dem ba di leen concurrencer waaye état du leen yàqal mais au cas où ces business là nar a jug di retourner pour yàqal état bi am na yoon yoo xamante ne ni moom lay doxal te kenn du gaañu mooy am ay building mooy am ay oto moo am ay train am ay avion dégg nga am ay hôpitaux am ay dispensaires am ay magasins de distribution alimentaire yooyu yëpp day doon ay biens yoo xam ne état moo koy def contrôler ko pour que sax au moins dina am le quart de la population boo xamante ne sax dina leen jox liggéey parce que yooyu yëpp su ko état yoree ci alal maanaam ci ay biens dafay soxla ay nit ñu ciy liggéey moo tax bu ñu demee ba naan la ay agent de l'état yi bu ñu leen compter ñi nga xam ne état bi ñoom la hire ñoom la assumer pour ñu koy liggéeyal ñu naan la dafa yegg léegi 900 et quelques gouvernement bi di kaas matul sax 1 million yu muy fal ci réew moo xam ne dañuy wax ne population bi yegg ëpp na 15 millions wala ñu ne yegg na ko mu ne la ci ñooñu dégg nga 1 million yi sax employé wu leen bu ñu matoon 1 million ñu ne ëpp na ñu ciy kaas ne dañoo def ay recrutement vraiment yu abusif te loolu politique yi ñoo ko def Macky Sall apprécié wu ko ñun ñu ne loolu sax tuuti na parce que su mënulee employé tiers bi am ay 5 millions d'agents de l'État vraiment normalement 1 million c'est acceptable parce que li nga xamante ne mooy noonu la état waroon doxee bu ñu ko doxani woon rek ba dem bay am ay biens ca bitim réew di créer entreprise sénégalaise yi des marchés dans la sous-région ou même à l'extérieur parce que ubbeeku na am na fi ay sénégalais yoo xamante ne fi ñu dëkk ci bitim réew ay entreprise la ñu fa yore di employer ay américain wala ñuy employer ay français am na ñu ko yore état nag moo leen waroon a raw te ñun leer nañu suñu réew yi yeneen entreprise étrangère ñu nga fay ñëw di fa créer ay débouchés di entrer ay nit di embaucher ay nit di fay taxe bu ndaw di négocier seeni taxe dañuy négocier taxe yi ñuy fay teg seeni condition ne maa ngi créer sama entreprise ci sa réew waaye maay moom 60% yi maay moom 60% yi ci sa réew waaw maa koy moom ñu ne yow lan ngay am nga ne 40% ñu ne acca nañu def pose de la première pierre moom la ñu def démb ca port bi nga xamante ne Dubai Port World moo ko war a tabax nee nañu ba Macky Sall inauguré ko démb ñu ne Sénégal 40% la ci am noonu la ñu defee ay autoroute à péage yi nii imposer état bi pour que état bi bëgg a am résultat politique da leen di jaral ñu dugg ci ay deal yoo xamante ne du sax arrangé guney réew mi boo ëllëgee maanaam la génération qui doit arriver duñu leen fi daanaka duñ fi fekk dara dañuy dem ba ci digg bi ñuy jéem a négocier waat négociation boo xamante ne nee nañu ay 1000 francs la ñu doon fay mooy na maanaam daal doo fay taxe dañ leen ko defarloo rek pour que ñoom seen plan politique ñu ne réew mi tegal naa leen fii te andil naa leen fii lii ñun bu fekkee ne réew mi dañuy créer ay entreprise étrangère di fi ñëw di ubbi ay liggéey te du am lenn lum ñuy jariñ lu dul ñun ñuy liggéey mooy ba léegi ñu ngi ci esclavage ba léegi kon ñu ngi ci esclavage parce que esclavage loolu rek la doon def dama lay jox nga lekk le minimum possible ngay jox sa doole ak sa ñaq te man duma fay taxe duma la fayal retirement maanaam sa retraite duma la ko fayal soo feebaree minimum laa lay faje boo deewee ma sànni rek jël keneen jël sa morom esclavage noonu rek la doon doxee profit 100% à l'investisseur
qui se trouve être l'esclavagiste. bu fekkee ne dañuy ñëw ubbi ñu ne ñu jox leen suñu suuf ñu ne ñu yéen da ngeen a bëgg a déplacé wu mais seen réew mi bëriwul tali ma tracé leen tali tuddee ko ila Touba ila Tivaouane ila lu la neex créer ay autoroute waaye à la fin yow li nga bëggoon rek mooy sur le plan politique nga wan sa waa réew ne ubbil nga leen ay bunt mais suuf si réew mi moo ko moom ñu signé ay contrat yoo xamante ne daanaka li ñu négocier waat nii la ñuy wax ne dinañ ci am ay 800 et quelques millions minimum te nee nañ bu njëkk ba 1000 francs la woon 1000 francs la ne moo lay wan ne nit ñi des fois pour satisfaire seeni ego politique ci la ñuy jëlee ay suuf yii nag mooy yu siiw yi ay autoroutes yi ngay gis ay port xam nga port bi yooyu ngeen di gis mais am na ci ay entreprise yoo xam ne jox nañu leen ñuy bay suuf si te duñu fay dërëm état bi lenn rek la ci état bi di wut mooy ñu embauché ay nit quoi ñu embauché ay nit maa ngi dégg tey ci suba ci sunu kër matin El Ibrahim Ka di expliquer benn usine bu nekk foofu ca Kaolack ñuy wax ne boo liggéeyee toute la journée doo sax am 3000 imaginez nit ku liggéey 8 heures de temps mënu la am 3000 ci sunu réew mi xam ne loolu esclavage la te bu ñu demoon ba ci biir ser entreprise boobu ñaata lay fay ak portion bi ñu ko jox mu occupé ko ci terre yi ak entreprise ba mu fa installé dara taxu ko jóg lu dul na jox nit ñi liggéey rek loolu lay jublu moo tax mbirum esclavage dafa soppeeku ci yeneen manière benn bi sénégalais yi ñooy ñaan seen yàlla bis bu ñu xëyee yàlla na leen yàlla def ay esclave ñu génn réew mi dem bitim réew liggéey ji waaw bis bu ne moom la ñuy ñaan yàlla parce que ñoom li ñuy wut rek mooy nañu am lu ñu dugal ci seeni suufu bëñ yi am lu ñu yey ak seen njaboot yi ñu nekkal bitim réew ma ñu am lu ñu leen jox ñu lekk waaw te ñun bi ñu nekkee ci colonisation bi noonu la demee woon ñoom ñooy ñëw tabax seeni building indi seen administration ñun ñu jox ñu ay miettes ñuy liggéey ñu sol ay karawaat léeg-léeg nègre bi ci gën a du ñu jël ko jox ko oto mu xeeb yeneen i moroomu nègre am yooyu fi xewoon loolu mooy colonisation parce que tubaab bi dafa silwise waa tuuti rek quoi tuuti bi mu ko leeree ne bu silwisee du tee moom gain bu muy am du wàññeeku talfatal ay ni parce que ñoom li leen taxoon jóg ba ñu koy wut fii ak ñu ngi koy am du jar ñuy dóore parce que dóore bi li ko indi woon mooy ñi doon fipp ñoo bari nga leen di takk ci garab ci kanamu mbooloo mi di leen dóor ndax ñeneen ñi ragal léegi am nañu beneen moyen bu ñu koy defee mooy boo wutee président bu toog te moom li mu la defloo li nga koy defloo defu ko nga seetaat beneen nègre bu nekk ci biir réew mi di def politique nga financé ko créer benn mini chaos économique ci biir réew mi opposant bi exploité ko am ko ci popularité nga jox ko ay information mu divulguer ay sàcc yoo xamante ne yow tubaab bi yaa ko doon sponsorisé nga yëgal ko waa réew mi ñu mere ki jiite réew mi jël ki nga xamante ne yaa ko préparé en douce kenn xamu ko ñu jël ko léegi ne moom ce sera l'homme du changement loolu jarul dóore soo ko amee mu ñëwaat jox la nag li nga doon wut yëpp mu jox la ko su amee entreprise française wala étrangère boo xamante ne dafa soxla ay liggéey am problème mu xaalis ñu jox leen ay contrat delloo leen li ñu bëggoon bu ko defee ñoom seen entreprise du tëj loolu mooy scénario boobu boo ko amee nooy dóoree bis bu nekk nga am ci waa réew mi ñoo xamante ne au lieu que ñu ñëw rang nga tànn ñi ci gën a merveilleux ñi ci gën a fort nga jël leen yóbbu leen seen réew waaye ñoom ñooy dem def seeni visite ba xam ne amuñu benn feebar bu ñuy wàlle ñoom ñooy dem dajale seeni diplôme bay wane ne man capable na
ñu ñëw rang ci ambassade yi jox leen li ñu denc at mi yépp ci économie te du leen garantir ñu am visa génn ñuy rang bis bu ne ñuy jël ay 100 ay 200 yoo xamante ne ku ci nekk fay nga alal bu bari bala ngay ñëw nag pour fay ci li nga xam ne moom mooy tax nga am visa visite yeeg yooyu yëpp da nga koy fay seen docteurs yi ñoom ñu teej ñi nga xamante ne ñoom lañ ci soxla ñu jël ko bu ñu ñëwee ñu créer condition yoo xamante ne doo sax am këyit nga lang fi bu ko defee boo fi langee liggéey bu ñu la defloo nga liggéey ko doo am retraité doo ko am nga liggéey ba sa doole jeex rek nga commencé ne xaaral ma léegi nag ñibbi jot na ñibbi jot na waaw ñibbi jot na Occident li muy teg pour ñun xam na ko ñun ñoo xamul ñun lu ñuy teg ñun ñoo xamul suñu position ci échiquier bi mais jeu d'échec dëgg la ñun nag suñu rôle mooy di ko waxtaane pour que mu mujj doon une banalité ba nga xam ne dinañu xam ñun lan la ñuy jar du ñàkk yàlla dina def kenn koo xamante ne yàlla dina ko mës a yóbbu ci benn position boo xam ne day jël ay décision mu mën a soppeeku mbir mi soppi mbir mi nag dafa laaj préparation du rek ay fippu ndax sunu maam yi dañu daan fippu loolu moo indi woon ñu leen di dóor moo tax ñu leen di dóor par force waaw mbir mi du ay fippu rek ndax ñoom seetuñu liy yoon ñoom seetuñu liy yoon dañuy seet ñoom li nu bëgg li ñuy am ci ñun ndax ñu ngi koy am saa su nekk rek waaw ñoom loolu la ñuy seetuñu yoon dafa mel ni boo ñëwee dëkk ci seen réew yi yenn problème yi ngay am yow nga yaakaar ne nit ñi gëm nañu yàlla gëm yàlla goo xamante ne dëgg la ñuy seet ñoom seetuñu dëgg dañoo nekk ci benn agenda boo xamante ne dañuy affaiblir le maximum la race concurrente ñi nga xam ne bu ñu gëmmee rek détermination bi ñu am bu ñu gëmmee rek ñu nangu mbir yi ci ñun ñu tegal leen ay conditions yoo xamante ne dañ koy appliquer ñëpp di ko gis te doo xam fooy tàmbalee mooy ñun problème bi ñu am ci sunu réew yi rek nga xam ne dañuy déstabiliser même au niveau de nos pays ba nga xam ne du ñu xam lan mooy priorité fu mu toll ni Sénégal xamuñu sax lan mooy priorité xamuñu ko dama ci doon waxtaan ak sama benn xarit ñuy waxtaan ci mbirum terre beeg yu demee noonu mu ne ma déglu naa waxtaan bi nga ci def bi ngay wax nit ñi nañu ko consommer ma ne ko parce que terre bi du priorité mu ne ma non priorité la sax priorité la position mu ne ma priorité la mais Sénégal moo bëri priorité ba nga xamante ne bii benn la ci priorité bi wax na dëgg man su ma déggee loo xamante ne am na sens nga expliquer ko am na sens rek wax na dëgg parce que bu ñu nee du priorité ñu ngi yaakaaroon ne am na yeneen yu jëm ci wàllum santé nit ñi seen santé mentale surtout ak seeni wér-gi-yaram ak seeni mburum am xëy bu ñu leen di fay loo xam ne dinañ ko mën a dundee mën cee faj seeni njaboot mën cee am kër ndax ñu am asset yooyu ngay yaakaar ne mooy priorité bi am na ñeneen ñoo xamante ne affaire sécurité mooy seen priorité mënuñoo dent benn bien seen kër parce que amuñu sécurité mënuñoo am or mënuñoo dent cash wala li ñu yore ci xaalis buñ ko yóbboon ci banque ba banque bi ay tarif la leen koy fayloo ay fii par weer te ñoom wóoru leen ne li ñuy denc dina am lu ciy tegu bu ko defee banque bi boo ko fa dénkee balaa juróomi weer ñu ne la jeex na ndax da nga ciy fay par weer lu jëm ci banque bi waaw nga koy fay bu ko defee nit ñi amuñu sax sécurité pour seeni kër yi ñu dëkk wala seen néeg yi benn néeg ay nit ñu baree ciy dëkk loo denc nit mën na koo jël moo tax nit ñi am na ñoo xamante ne seen bopp rek mooy seen asset maanaam seeni bopp mooy nit bi ñu doon mooy seen asset
bu ñu yeewoo lu ñu sol loolu mooy seen asset mooy dàll bi mooy montre Gucci bi ñu am bi ñu leen may mooy seen iPhone bi ñu leen may loolu mooy seen asset boobu mën nañu bu ñuy nelaw sax dugal ko seen biir poqotaan nelawoo ak moom kenn bañ koo jël am na te loolu bari na ci ñun bari na ci sunu kër yi ndax kër yoo xam ne boo yeewoo du la wóor ndax di nga lekk 3 repas kooku du am asset doo am asset léegi nag li nga xamante ne moo waroon nag te ma dellu si waat ci wax ji mooy politicien bi nga xamante ne dem na ba mën a tekki war a défendre intérêt Sénégal mu seet naka lay defaree cadre de vie bi ba nga xamante ne nit ki du rêver bu demee feneen ne fii moo gën sama réew parce que c'est un cadre de vie bien organisé yow nga nekk ci cadre de vie boo xamante ne non seulement amuloo asset mais li ngay jot a denc bëgg am sax place boo dëkk yow kese pour am sécurité boo demee ñi nga dëkkal boo moytul boo gëmmee rek ñu jël ko ci yow te li tax ñu koy jël survie la loolu moo waral agression yi ngay gis tey la journal bi génn di wax nit koo xam ne dañ koo tëral rendi ko xateet ca yoof rendi ko xateet loolu la sénégalais yi di foowee léegi waaw ginnaaw mbirum pédophilie yi ñuy def ci xale yi di le ko def sax ba ci daara yi léegi ay agressé ay nit di leen rendi loolu rek moo nekk ci réew mi te loolu nag war nañ ciy jug wax naa ko démb ci discours bi nga xamante ne président bi muy wax ci yooyu waroon na cee wax muy sécurité sénégalais yi seen sécurité ci réew mi waroon na cee wax te waxu ci waaw mooy nit ñi nga xamante ne dañu leen di rey di leen rendi ndax nee nañ ay problème mu ñaata problème mu 20 000 Sénégal bu fekk demee ba nga xam ne dund 20 000 mooy tax ñuy rey ni tëddal ko rendi ko nga xam ne réew mi kon fu mu toll ni doy na waar réew mi doy na waar suuf si lebale nañ ko wala ñu jaay ko wala ñu joxe ko pour des miettes li ko tax a jóg rek mooy nañu employé na sénégalais yi am liggéey sénégalais yi bu ñu demee liggéey mënuñoo am sax 2000 francs par jour bu ñu liggéeyee waaw bu ñu liggéey ci ay xorom sa tànk yi di daggatoo sa loxo yi di daggatoo xorom bi di dugg sa yaram ak xorom bu bëri ni mu bonee ci nit ba yàlla def boo dee ñaq sax xorom bi lay génne ci yow xorom lay génne ci yow nga ciy liggéey ba pare mënuloo yóbbu sax 3000 francs sa kër nga xam ne kon affaire bi warul doon rek ne wutal nit ñi xëy pour que yow sa programme politique bi nga teg dégg nga yow nga ne matal nga ko waaw yow nga ne matal nga ko tabaxal naa leen ay lii tabaxal naa leen ay laa tabaxal naa leen ay lële lan la ci sénégalais di gagné après lu dul di xëy pour ñu leen di fay ay miettes jaru ko réew mi nag fi ñu toll ci wàllu politique mooy ci fan yu néew dinañu voter pour fal ay élus locaux ñi nekk ci diggante maire yi ñi nekk ci conseil départementaux yi ñu fal leen ñu war a doon ñoo xamante ne au niveau local ñoom ñoo war a liggéeyal sénégalais yi ci seen biir gox waxoon nañ ko fi mais comme que dafay jege faaw ñu fàttali leen ko ñi leen amal njariñ ci seeni réew yi xam ngeen leen te déggoon ngeen leen bi avant élection yi di am xam ngeen leen te déggoon ngeen leen ndax mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo leen jege te di leen jàppale su ngeen amee dëj ñooy nekk ak yéen li ñu leen mën a jàppale ñu jàppale leen su ngeen amee xew ñoom ñoo leen di jàppale li ñu leen mën a jàppale ñu jàppale leen bu leen kenn imposer ay tur yoo xamante ne xamu leen fu ñu jóge wala ba nga leen commencé dégg ak léegi matagul weer moo xam sax ci koñ bi la dëkk mën na dëkk ci koñ bi wala mu nekkoon bitim réew defalul dara mbir mi mais dem na ba yaakaar ne léegi bokk na ci benn parti politique bi siiw na ñu ngi wut ay nit au niveau local
ñu bëgg leen ko imposer même bu nekkee ba France wala mu nekk bitim réew kooku amalu leen njariñ parce que mbirum maire yi mbirum collectivité locale la mooy ñi nga xamante ne yéen a dëkkandoo yéen a bokk koñ ñooñu dañ faa war a am kër mais maire du jóge ca bitim réew comme nañu defoon ak ñoom Aliou Sall ñu ñëw ñu ne leen kaay leen ngeen dëkk fii ñuy doog a commencé tabax seeni kër yu rafet dëkk ak yéen warul demee noonu ñoo xamante ne ay sénégalais la ñu woon ay at mosu leen gis ñu am appartement sax ci koñ bi ñu dem ba mbirum élection yi jot ñu ñëw ne leen léegi ñun man maa ngi dëkk HLM waaye yéen waa usine ñaari tali wala usine ñetti tali man maa ñëw doon seen maire ngeen nangu ko pourquoi parce que moom moo leen ëpp position sociale am na liggéey nangam sangam ngeen jël ko bàyyi nit ki nga xamante ne lu ngeen bëgg a def ci gox bi mu ñëw jàpp ci kooku bu leen ko fàtte ñooñu ngeen war a voter ndax koo xamante ne day raam di la diri soo amee oto da la ciy dugal dawal ko mu dem bu ko président bi imposé bu leen ko faale xam ne le mbilum calcul politique la élection yi dafa am njariñ goo xam ne dafa jaral njiitu réew mi mu teg kaye bi di def classement am ci 14 régions yëpp mu teg kaye bi di teg classement am amal na leen njariñ de léegi nag bu fekkee ne réew mi nag moom dafa nekk réew moo xamante ne ay nit ñuy nourrir complexe d'infériorité la ñu xam ne sunu réew mi noonu la mel ñu bàyyi ko noonu rek waaye ñi waroon wax ñëpp wax nañu ñi waroon a wax ñëpp wax nañu lii ñuy wax ci rajo bi moom la ñuy wax ci yeneeni rajo ak ci yeneeni télé ku yeewawul rek yow la neex c'est parce que yow noonu nga mel maanaam da nga bokk ci xeet woo xamante ne wala famille boo xamante ne yéen nii ngeen mel parce que tamit des fois li ñuy wax naan bi ñu demee bay xeex mbirum esclavage dañoo dem ba gouvernement bi ñëw ne vraiment képp ku ñu jàppati ngay def mbirum esclavage dañu lay tëj dañuy tëj sa business te dañu lay tëj kaso ñu libéré esclave yëpp esclave yi génn ba ci biti yaakaar ne ñoom nekk gi ñu nekkoon fii di liggéey ñu leen di jox lu ñuy dundee buñ leen bàyyee bu ñu génnee ci biti du ñu am ambition créer leur propre travail te pourtant am nañu connaissance bi ndax xam nañu ni ñuy liggéeyee coton bi soo demee leb coton buñ la lebalee coton yëre yi nga daan rabb mën nga koo rabb mën ngaa jël coton bi ci wàllu boppam gouvernement bi jox lu suuf nga bay coton waaye nga dem ba ci buntu fi nga xamante ne fa lañ la téye woon esclavage nga dellusiwaat ci sa maître ne ko maître du ma dem mu ne la génnal ci biti laa wax génnal bu ma indil musiba nga ne ko demuma fii laay toog loolu kenn mënu ci dara dafa am ay xeetu nit ñoo xamante ne ay baadoolo lañ xam nga baadoolo kenn mënatul fexe ba mu nekk as gor kenn mënu koo soppi te loolu dafa bëri ci politiciens yi waaye ni mu bëree ci politiciens yi noonu la bëree ci population bi moo tax population bi d'habitude ñoom ñooy fal baadoola yi nga xamante ne ñooy dellu si di leen trahir di leen yàqal waaye ñoom duñu ko gis parce que ñoom il se retrouve dans ce politicien baadoola la moo tax moom ngay votel am na ñoo xamante ne bu ñuy wax di fen yooyu moo leen ci neex soo waxee ñoom dëgg te naxoo leen du leen neex tànk nga boole ci nax même bu fekkee ne doo ko def rek même bu fekkee doo ko def dafa mel ni doxaankat bi ci nekk ci koñ bi rek ku mu gis ne la nopp naa la rek yaa ma gënal samay xëtër rek nga d'accord même bu fekkee ne bu subaa di nga ko dégg mu koy wax keneen yow nañ la ko wax rek yow nan la nax rek sénégalais yi des fois ñoom ñoo bëgg politiciens yi ñoom di leen nax moo tax sunu réew mi ak ñoo bëri population ak ñoo yaatu population macha allah waaye ak ñoo bëri ay baadoolo dañ cee bëri nag parce que boo demee ba moo tax yàlla du juum nee na peuple yi ni ñu mel rek lañ leen di joxe njiit yi mel ni ñoom xam nga loolu y a rien de loolu du baatin de loolu y a rien de scientifique waaw parce que bu fekkee ne majorité bi ay baadoola lañ ay baadoola la ñuy fal ay bu fekkee ne majorité bi ay nit ñu ñuul lañu mais ay nit ñu ñuul la ñuy fal est-ce que dañuy ñëw ne dañuy fal tubaab
déedéet du ñu fal ay tubaab mais bu fekkee ne majorité bi ay complexe la ñu am complexe d'infériorité ci tubaab saa yu tubaab ñëwee nekk fa buur te looloo xew ci sunu réew mi moo tax étranger rek la ñuy yaatal sunu Sénégal dafa am benn faiblesse bu particulière boo xamante ne ci nit ñu ñuul ñu bari la nekk waaye ci ñun la rawee moo tax ñu tuddee sunu réew mi le pays de la teranga waaw loolu complexe la waaw amul benn nationalisme bu ñuy wone moo tax yàlla moo ñu suturaal nattuñu ba nekkuñu dëkk buy guerre mais ñëpp xam nañu ne nous sommes très doux nous sommes trop doux ñëpp xam nañu ko ñëpp xam nañ suñu tempérament que ni sénégalais mën nga koo mbéj daw bu subaa nga dellu si toll fële ne ko waaye saa waay baal ma bala mu lay jege fee ngay taxaw assuré ne dina la baal mu baal la nga koy doog a jege waaw baal ma billaay dimbali ma baal ma nangam sàngam barke sëriñ diw mu baal la bu paree dalay akolaat baal la ba pare yóbbu la këram togg añ jox la nga lekk ñëpp xam nañu ko moo tax heureusement yàlla moo ñu suturaal nag xëy na loolu qualité la yàlla moo ñu suturaal moo tax ñun dañuy négocier ay négociateur lañu waaw dañuy négocier ba am lu ñu bëgg même buñ la dee nax sax dañ lay nax ba am lu ñu bëgg moo tax ñu bëgg ñu ñuy nax politiciens yi moo tax bu ñu ñëwee dañu ñuy nax léegi nag élection yi profilé wu na à l'horizon daanaka li ci des matatul ñetti semaine matatu ko bu ko defee ngeen am opportunité tànn sénégalais yi nga xamante ne ñoom ci yéen la ñu bokk ngeen xàmmee leen ci koñ bi bu ñu ne leen doomu diw la ndax doomu diw mën na dem bitim réew fàtte leen xamul li ngeen di dund waaye na nekk doomu diw mi nekk ci koñ bi ñu gis ay waajuram dëkk ci koñ bi di liggéey ci koñ bi moom it mu ñëw di liggéey ci koñ bi mosut a génn bitim réew mais mu ngi yore service su gox bi di ci yëngatu ñu jàppale ko jox ko maire bi bu ko defee moom comme que foofu la dëkk ay famille am fa la ñu dëkk yéen la ñu gën a mën a servir comme ni ñuy rêvé am président boo xamante ni ci ñun la dëkk yore fi ay këram yore fi ay doomam yi dina faju ci hôpital bi comme ñun di dem ci dispensaire bi comme ñun dem université di fa jàngi comme ñun comme bi papaam bi muy nekk un simple politicien dans ce pays papa moom muy dem di jàngi kenn gisu ko kenn faalewu ko mu continuer nekk ak ñun noonu kooku dina jara wóolu ndax doomam yi fii la ñuy jàngee mais ñoo xamante ne bu ñu amulee position yu baax ak ñun la ñuy nekkal suñu amee position yu baax yi ñu war a jiitee réew mi seeni doom war fee fajoo war fee jàngee ñoom du ñu gëm enseignement réew mi du ñu gëm docteuru réew mi kon ñooñu bu ñu la waxee ne dinañ la defal cadre de vie bu baax ci réew mi ñooñu waruloo koo gëm nañ waxante dëgg waruloo koo gëm dama leen waxoon rek keroog ci mbirum autopsie li ma leen ci waxoon ni sénégalais yi di rayante ni américains yi di rayante ak ay fital sénégalais yi di ko rayante avec mbirum mystique ak mbirum empoisonné wante ana kan moo yaakaar ne boo feebaree nga dem hôpital bi ne la boo amulee 5000 du ñu la gis nga dee ñu bëgg a dépenser 1 million pour def autopsie seet lan moo la rey xam nga ne loolu yenuwul maana man nag ay tegtal rek laay joxe loolu yenuwul maana ku la mënul a faj bi nga feebaree boo deewee du dépenser le triple pour xam lu la rey moo tax nit ñi faaw ngeen di moytu am na ñoo xamante ne nëbbatuwuñu ngir posone leen parce que xam nañu ne kenn du leen jàpp xam nañu ko léegi nag li gën a yomb mooy posone nit ndax dañ koy teg ci mbirum teraanga toggal naa la defaral naa la njarum soow jox naa la boisson nga naan te xam naa ne xiif nga koo defal teraanga boobu surtout boo ko joxee ceebu jën ak jën yu baax koo ci napp jàpp ko moo tax gars yi nëbbante wuñu ñuy rayante fii di rayante ñoom politiciens yi chaque jour ñu rayante parce que daf leen leer ne kenn du leen jàpp donc boo ñëwee nit koo xamante ne daf ne moom daf lay defaral sa cadre de vie te moom cadre de vie bi dëkku fa
moom fi mu dëkk moo gën fi nga dëkk ay doomam dëkkuñu fa su amoon moyen ay mbokkam sax dootuñu fa dëkkati daf ko mënul moo tax mu bàyyi ay cousin wam yi ak seen cousines yi ak seen belle famille yi ñu jox leen ay position yu baax pour que ñoom seen cadre de vie baax mais ñu bàyyi ñeneen ñi ci condition yu nekk waaye ñoom seen famille immédiate ña nga bitim réew kooku bu la waxee ne day defar réew mi du ko mën moo tax soo seetee ñi ñuy wax ay dictateur lañu ñi nga xamante ne seen réew yi ay dictateur lañu boo leen seetloo dañuy defar seen réew ba mu baax nag parce que dañuy xam ne amuñu issue ñoom ak waa population bi ñoo bokk destin da nga leen di gis dañuy defar lu baax seet leen ko rek nga xool leen dañ koy defar Rwanda bi ñuy wax ni dictature moo fa xew parce que président bi ba mu toogee ba léegi waroon naa dem bu yàgg mais nee na dematul waaye tey bokk na ci pays africain yi nga xam ne seen cadre de vie moo gën a baax cleaning day bi seen président foofu la koy toppandoowe ñu gis ko mu yore ay pelle ak ay râteau di liggéey parce que amatul fu mu dem bu wàccee présidence bi génn ci biti ñu jàpp ko pour crime de guerre léegi rek ñu jàpp ko yóbbu ko cour de la haie il est obligé mu defar dëkkam léegi nag nit warul bàyyi ba am pression boobu di doog a liggéeyal dëkkam waaw waruloo bàyyi ba am pression boobu ngay doog a liggéeyal sa dëkk da nga ko war a liggéey saa su nekk yaa ngi xool fan moo am faay nga defar ko loolu mooy loon fan moo am faay nga defar ko su fekkee yaakaar analyser nga population bi comme ni population sénégalaise mel ci jamono ju ñu toll nii mu leer na la le service militaire obligatoire s'impose pour ñu mën a yar xale yi ndax ay jamonoy TikTok lañ yore xale yi check down ak yor seen téléphone koo ko gis xale yi léegi ñoom ñëpp am ay bos bi ko indi mooy déformation physique liée à la navigation sur internet à travers leur téléphone ñëpp dañoo jël seen loos yi di ko wàccee ko ba seen ginnaaw nuque bi yax ba fa nekk dafa génn dafa dem ba nekk boule pourquoi parce que position anatomique bu baaxul bi xale yi yore seen téléphone la tête basse mu déformer seen yaram yi ñëpp am bos ñëpp am bos xale yi nga xam ne léegi nii yaa ngi bàyyi yeneeni réew ñuy jàngal sa waa réew xalaat di leen wax ne góor jigéen yi dara new ci mën nga am sa jabar ñaari góor mën nañu sëy ñaari jigéen mën nañu sëy noonu la ñuy contrôler monde bi mais boo jëlee xale yi ci jamono jooju nga yóbbu leen service militaire obligatoire du ñu ne du am góor jigéen même di nga sauver la majorité te xale yi nga xamante ne jàng obligation la war a doon duñu faillir obligatoirement comme ni ñu koy defee au moins dinañu ne bu ñu demee armée dina am lu ñu leen jàngal mais lan la ñuy wax naan loolu état bi attanu ko quoi parce que ay militaire dafa mel ni ay agent de l'état lañu à la fin mais au moins dina am benn côté sécurité bu muy jouer dina am côté social boo xam ne insécurité bi ñuy am ñi faillir ñooy dem fekk ñi réussir di leen agresser ba pare nag jiiñ leen ko ne yéen a réussir parce que yéen la ñu jàppale balaa caa ñu ànd yëpp jàppale suñu doom yëpp yóbbu leen service militaire 2 ans obligatoire bu ko defee jikko yu baax jikko bëgg sa réew jikko jub sax wóorul ndax danañ ko fa jànge waaye au moins indiscipline dina am lu bëri loo xam ne dinañ ko résoudre ñaan la ay état bi attanu ko te ñu yore ay caisse noire yoo xamante ne chaque jour nga dégg ay scandale xaalis bu ñu sàcc ay trésor ay 6 milliards 6 milliards mënoon na def formation ay militaire même bu dee 5 ans baax na même bu fekkee ay 5 ans lañ ko mën a recruter baax na mais buñ ko sàccee trésor sàcc ko poste dégg nga sàcc ko ci maire yi sàcc ko assemblée nationale wala ñu def ci ay politique embauché ci ay militants yoo xamante ne xëy na amuñu qualification mais loolu mënoon nañ ko yóbbu au niveau national mu jariñ ay nit ci travers service militaire obligatoire xale yi jàng dara
loolu duma tàyyi ci di ko wax sunu mbokk Amadou Sy Diop bind na ci benn article bu am solo waaye moom waxul tuddeewu ko service militaire obligatoire tuddeewu ko noonu ci article am loolu nag mbir la moo xamante ne mooy le minimum bi ñu mën a def fu mu toll ni Sénégal pour sauver génération yii ñu nekk xale yii ñu nekk parce que on est en train de construire des monstres waaw on est en train de construire des monstres seen njariñ amaluñu njariñ lu dul tëdd nelaw ba pare nekk ci téléphone yi nekk Facebook di saagaaka xaste nekk ci TikTok bi di seet ñuy yëngal ay ndigg waaw maa ngi koy waxtaane rek semaine bii ñu génn aussi muy ni ñu jekki-jekkee ba TikTok nekk léegi ci plateforme yi nga xam ne moom moo raw Google raw ay Facebook moom ak Instagram ña nga ca kaw léegi nii ca kaw la ñu nekk ña nga yëg ca kaw c'est parce que africains yi ñoo koy consommer ñun plateforme bu am doole rek africains yi ñoo la ko jox maa la wax lii Facebook ñun bi ñuy nekk ay étudiants fii di yore ay Facebook ah boobu ay étudiants ngay doon pour mën koo am mais bi ñu ko ubbee ba africains yi dugg ci rek Facebook nekk ca kaw léegi nag TikTok bi moom moo xew ñun moo tax xoolal ki ma ko doon waxtaan la daf ne ma xoolal affaire téléphone yi rek bu njëkk ba Imo lañ la doon wax ñu jekki-jekki ne la Viber génn na léegi nag nee nañu WhatsApp ñun buñ ko consommer rek mu raw yëpp benn rawul WhatsApp fu mu toll nii ñoo koy consommer Skype bi mu fi amee tamit ñoo doon consommer Skype ba mu doon plateforme bi gën a baax ci mbirum communication kon ñun nañu xam suñu valeur ñun ku ñu jox importance nga am importance parce que nous sommes de grands consommateurs mais nag on ne consomme pas local nous ne consommons pas local ñun dañuy jéggaani rek dañuy jéggaani fu mu toll ni benn africain bu fi créé woon benn plateforme boo xam ne ñun ñoo ko moom du ñu faire rêver ñun faaw ñu tënkuñu noonu la demee dañoo dem ba dugal ko ci sunu ADN te bokk ci woon léegi ñëpp lépp ngi ci TikTok bi koo gis mu ngi yore la tête baissée feebar la da ngay dem ba fàtte li nga xamante ne mooy priorité ku ñëw baax na ñu ne la sa élection gox la ki président bi wax rek nañ ko votel waaw mairie Dakar moom ki président bi wax nañ ko jox maa ngi dégg ay sëriñ di def ay sorti naan Diouf Sarr ni mu gérer mbirum pandémie bi waaye jar na mu doon maire de Dakar ñoo xam ne faruñoo kenn fii laa leen fi interviewé ñu ne Macky Sall góor jigéen la te góor jigéen yi lay liggéeyal su ko Macky Sall nuyoo du ko jox loxo te tey moom lay xalamal les so-called milliardaires la da ngay reeba sonn réew mi moo tax faaw ngeen yeewu nit nag bu fekkee da nga dem ba yàlla may la dund def ruu ci yow jox keneen ruu nga ne ruuxu kooku moo gën sa bos yow da ngay fas yéene tarbiyu rek ba ngay dee demal loolu kenn munu ci dara waaye ko xam importance bii nekk ci nit te yàlla def la nit da ngay jiital sa bopp jiital sa digganteeg sa borom ba fexe doo gaañ sa morom ndax ñeneen ñi day seen askan la ñuy jiital ngir dominer leen ngeen nangu ko bu seeni bis jotee ñu ànd ak fulla ak fayda organiser seeni bis yéen ngeen ñëw ànd ceeg ñoom waaye yéen seen bis bu jotee kenn du ñëw waaw da ngay servir rek ba dee ñu ne amoon na fi daanaan waaw nga fàtte woon sax yàlla mi nga xamante ne moo la sàkk nekk ci service u nit koo xamante ne askanam rek lay lijjanti ak fi mu bokk ñooñu ñoo leen di wax na ñan ngeen di votel léegi dem nañu ba ci seen sëriñ si ak seeni porte parole yi xalif yi sax léegi dañuy politique dañuy politique dañ ko dul wax ca kaw rek waaye ki ñu àndal da nga koy xam porte parole yi di politique ñii di organiser seen bisu maam yi di politique ñëppay politique mais nag du tee yow nga xam ne boo amulee liggéey kenn du la jox dépense
yow nga toog ci di yagari seetoo lan mooy sa intérêt alors ñàkk fayda googu moom kenn mënu dund baadoola googu moom ku ko bëgg la soppeeku kenn mënu ci dara moo tax lépp lu xew rek nanu ko nangu consommer ko quoi lépp lu xew rek nañu ko nangu consommer ko parce que ñi waroon wax nañu ba noppi yow nag yaa yore sa carte war a am sa fulla ak sa fayda dem lijjanti sa carte ñu jox la ko nga yóbbu ko fi la neex léegi nag boo fekkee ne lijjanti woo ko nekk ci TikTok bi moo la saf mais lu xew ñu xam ne loolu la mais bi tamit responsabilité des fois le choix des gens il faut ñu respecter ko mën nga andi nag esprit d'alerte ne bitim réew lii lay doxale ak ñun waaye su ko sunu gouvernement yi nangoo tant pis boo ñëwee tamit ci niveau dëkk bi nga ne réew mi kii di wax ni nekkalu fi boppam wala ñi ko neex la fi nekkal wala bu ngeen ko falee ñii ak ñii la fi nekkal ñooñu tamit ne ñoom loolu intéressé wu leen tant pis foog ñuy respecter le choix des gens aussi parce que moomuñu leen am nañu droit takk seeni bopp jox ko nit ne ko yaañu moom kenn mënu ci dara xam naa foofu laay yemale tey waxtaan wi muy benn waxtu bu ko defee ñu joxante rendez-vous incha allah may wax leen bu kenn bouger bu ko defee ñu xaar tuuti Amadou Diop dina ñëw def émission xew-xew réew mi en direct di leen baalu ak di leen baal di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal seen njaboot jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullah kon ngeen xam ne moom mosuma bañ a sóoraale ci lenn te jiituwuma fi ëpp ma fi xam-xam donc loolu mu koy def ba yàlla def mu yóbbu ma def ma directeur général Petrosen ñu toogati diir mu woo ma pour yóbbu ma ministère de l'énergie des mines et de l'hydraulique première rentrée te amu si lenn lu ma ko laaj chaque fois mooy woo ñëw ne ma Macky je veux que nga dem fii bi ma demee énergie mine ñu dem accident bi am mu tegal ma si équipement mu nekk surcharge bu 10 ba ñu ci génnee Idrissa Seck di former gouvernement moom moo ma woo bureau la première fois ne ma toogal di defar gouvernement boole ma ci pour ma koy jox xalaat ci koo xam ne ministre nga pare laaj ma loo ci bëgg ma ne ko loo ma si jox baax finalement ma ne ko kon xanaa ma des fi ma newoon muy miin ak yeneen ndax maa ngi la ciy liggéeyal te yaakaar naa ni secteur la boo xam ne je me sens à l'aise mu ne ma kon je vais te mettre ministre d'État parce que ça anoblit comme ça tu vas être premier sur la liste après le premier ministre. loolu la ñu nekkee dénk ma cadre parti bi ñuy dem di dem ba jëmmi jamono mu woo ma te loolu aussi dañ ko war a leeral pour l'histoire keroog assemblée nationale boo gisee ñu def li ñu def dañu bëggoon wane ne itam tey jii assemblée bi sa assemblée la. Les députés sont derrière vous et soutiennent le processus de l'organisation de la conférence islamique. Et c'est à l'unanimité, majorité comme opposition, que nous avons voté cette résolution. Nous sommes lolo de nous sommes leneen. C'est vrai Macky ñi nga wax parce que addina bi ko doy waar su ma seetee ba ne kii laa bëgg a dénk lii. waaw bu seetee di seet ci Sénégal yi ba ne kii laa bëgg dénk lii. yàlla ak man rek noo ko xam. ne kenn xam ko pour suuf ba tor ko talaa. ñii nga xam ne nag da nga leen fi fekk ma jox la poste bi. ñii nga fi fekk mu jox la poste bi. damay seede ni amul kenn ci ñoom. ne. Macky Sall du tax nga jox ko lii. ne kor yii nga fekkoon ci parti bi du nekk yàgg ci noo ngi nii toog waaye nag amul kenn kuñ mës a jox bëgg bu tëb ne mu recevoir la ne ko lu tax nga jox loolu man. danañu ma jaaxal. ne bu ko defoon jaaxal. ma leen man wax lii wala lëleel. du leen wax lii wala lël. lu dul sama bëgg-bëggu bopp rek. lu dul rek sama bëgg bopp. yàlla moo ma xiir rek ci loolu ma def ko te yàlla ma ko sant. mënu ko expliquer am na ñu xam ne woon na dugg seen bopp. moom ma xiir ci loolu. ah président ne waaye nag yàlla ko xiir ci loolu. ñu waxtaan mu ne ma léegi je veux que tu ailles au ministère de l'intérieur. en tout cas président intérieur bi xaw ma lan la woon mais dama ko ragal kon loolu de wax dëgg yàlla xam nga dafa xaw a diis parce que man daal technicien laa te daal si laa gën a nekk à l'aise mu ne ma daal il faut que nga dem foofu parce que loolu moo ma gënal ko bu dee moo la gënal man amatuma choix kon avec votre soutien je suis sûr que je réussirai
C'est comme ça que j'ai été nommé ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et porte-parole du gouvernement. Donc ku la defal lii yëpp ndax am nga payam